li tax ñu daje fi nag du lenn lu dul wax ni ci ay charte Sénégal dafa am benn tëralin bu tudd code de la famille. Code de la famille boobu loi la bu ñu fi voté te ci lañ def lépp li nga xam ni mooy nit ki li mu séq ak askan wi ci wàllu juddu ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu sëy ci wàllu maanaam defar ay këyit pour ñu xàmmee nit mën koo dëkkale ci askan mën koo dëkkale ci kër mën ko am jotaay yu ñu koy boole. donc loolu ci tubaab moom la ñuy wax ni lañ fay génne mooy ay acte de naissance ak lépp lu mu àndal mooy les certificats les déclarations ak les actes de naissance les actes de mariage nit bu génnee àdduna les actes de décès certificat de décès pour constater ni nit ki génn na àdduna bala ñuy am autorisation de ñu koy denc il faut que yooyu yëpp ñu def ko. loolu nag kilifa gi nga xam ne askan moom la ñu dénk mu koy def mi ngi tudd maire waaye ñun nag dañoo seetlu depuis le 26 juillet le maire ci boppam de la ville de Thiès dafa décider tëj service yi nga xam ne ñooy joxe këyit yi citoyens yi koy demandé. mënuñoo natt ñaata nit ñooy rang pour am acte de naissance par jour ci biir Thiès gi kenn mënul xayma ñaata nit ñooy am acte de naissance ci biir Thiès wala demander certificat de décès wala certificat de résidence te ñun ñëpp xam nañ ni dañoo jëm ci ay élections locales yoo xamante ni pouvoir politique bi fi nekk dafa fayoon 50 milliards pour ñu defar ay carte d'identité yoo xam ne dafa ànd ak carte électeur loolu 2016 la woon 50 milliards lañ fayoon. ba ñu wëlbati koo jóge ci loolu jëm ci élection yi ñu jëm nii mu ne moom day xàjjale am carte d'identité ak carte électeur parce que moom am na information que élection présidentielle yi ñu génn 49% des jeunes maanaam ñi nga xam ni ci ay ndaw lañ tolloon ci voté xañ lañ leen vote ci téye seen i carte électeur te appréciation yi ñu def calcul yi ñu def joxe na ni fi ñu toll nii 1,6 million primo votants ñi ngi taxaw ci rang yi di xaar pour am seen i certificat de résidence mën a dem déposer carte d'identité pour mën a dem carte électeur wuti carte électeur moom mu décidé xàjjale loolu ba pare jox ñu 45 jours waaye léegi bu fekkee ni moom Macky Sall ak nguuram dañoo xëy yëkkati ne yéen pour période bii ñu ubbiwaat liste électorale yi 45 jours kese lañ leen may te diggante ngay déposer carte d'identité maanaam am certificat de résidence ak carte d'identité kese mën na jël 30 jours wala 35 jours fan ngay déposer ci diggante ba am carte électeur muy question bu ñuy laaj opposition yëpp di ci waxtaan naan lii jaaduwul nañ ci waxtaan pour trouver solution moom maire bi ñu teg ci dëkk bi. moom moo dem génne li tubaab di wax une brillante idée lumineuse am xam-xam bu bare ci ne moom day tëj service bi maanaam dina empêcher jeunes yooyu pendant 15 jours ñu am waxuñu nag ci coobare la koy defee waxuñu ne moo ko tey waxuñu ne li la ci ñun dañuy indi ay laaj la ñuy samp ndax bi ñu fa demee indi fa yóbbu fa huissier bi ñu demee gis loolu yemuñu ci gis ko dañoo wuti huissier mu ñëw def conseil huissier bi mu ñëwee fekk na fa agent de sécurité bu tudd Souleymane Seye bi ñu ko laajee dafa tere ku dugg service bi nee na li ñu ko sant mooy bu fi kenn dugg ndax période Covid la moo tax ñu tëj service bi et que fan yi di ñëw ku ci bëgg am information na nga jege ci maire bi dina xëy si maanaam vendredi dina xëy si boo bëggee am information nga ñëw foofu. huissier bi mu demee fekk na fa benn citoyen thiessois bu jógee Guédiawaye mi ngi tudd Balla Diallo moom def na navette bi ñaari yoon ba ñetti yoon ñëw wut si ay këyitam amu ko. diggante Guédiawaye ak Ndakaar ak Thiès wut si na ko amu ko ndax dañoo tëj service yooyu fekk na fa suñu jigéen bu ñuy wax Jatu Njaay moom ñëw na fa lu bari yoon ci biir taw bi sax ñëw na fa di wut si ay këyit yoo xam ne nee nañ ko dañoo tëj service public bi te muy service boo xam ne bii moom maire moomu ko citoyen yi ñoo ko moom parce que ñoom ñooy soxla abadan daay man pour wut ay këyit ñu war leen koo yombalal war leen koo maanaam faciliter li ñu constaté nag mooy tëj na ko 11 jours parce que le 26 juillet le tëj service bi ba le 5 août tey jii la commencé assurer un service minimum muy 11 jours yoo xam ni service bi tëju na mooy 11 jours citoyens ñi ngi baagante bëgg nañu am ay këyit mën nañu ko am ñi bëgg a inscrire bëgg a am certificat de résidence mën nañu koo am constat yooyu moom lañu def. bi ñu ko defee ñun dañoo wëlbati ko di wax ni ci service public administratif maanaam service yi nga xam ni service bi citoyens ñoo ko moom pour yombalal seen dund pour yombalal seen wér ak seen nekkin ci biir askan wi. service yooyu dañoo wax ne képp kuñ ko dénk te nga am ci loo ciy décidé ñaari mandarga lañ la may nga décidé ko benn bu fekkee li ngay décidé dafa jëm ci nit kese dañ ne da nga koy bind lettre notifié ko xamal ko ni ko man décision bi laa jël waaye saa yu su jëmee ci askan wi ndax dafa intéressé loolu ñuy wax ordre public
te ordre public ñu koy déggee tranquillité sécurité ak salubrité publique wala muy loo xamante ni lii dafa jëm ci information boo xam ne dafa doon ci service boo xam ne ñëpp a ko moom dañu ne amatoo sañ-sañu yow xëy suba rek def ko da ngaa war a publier informer askan wi yëpp defar affichage signé wax ni yow yaa jël décision sangam pour raison sangam ak raison sangam maanaam lii moo tax ak lii moo tax nga def ko. loolu nag seetlu nañu amul beneen seetlu bi mooy li ñuy wax continuité du service public. service public askan wi ak moom maire moomu ko gouverneur moomu ko préfet moomu ko waaye yàlla yi nga xamante ni ñooy yeewu ci dëkk bi ñoo moom service public bi. service public war kenn amul sañ-sañu xëy suba ne taxawal naa service public amul fenn ba ñi jàng droit administratif xam nañu ni service public ci dans toutes les conditions même en état de guerre en circonstance de guerre dañoo war a assurer un service public minimum. bañ nañ ko ba bu ñu nee dañoo grève sax ñu dañoo war a assurer service public minimum ñoom ñu xëy nee nañu ndax yaay Covid dañuy tëj service bi tey muy loo xam ne ci ville de Thiès kese la am tëj service public ràpp tëj ay bunt war na caabi ci dëkk ci ville de Thiès kese la am. loolu nag ñun dañoo saytu ne ñaar moo ko mën a waral. xëy na maire bi dafa xamul ni service public toujours en toute circonstance bépp anam bu mu mënti am muy taw muy naaj muy xiin muy dënu service public dafa war a dox xëy na maire xamu ko bu fekkee ne xamu ko dañ ko koy nangul waaye dañuy jàpp ni kon nekkul place am parce que mënul nekk maire at yëpp te xamul ni service public dañ ko war a assurer dans la continuité. beneen possibilité bi mooy mu tay ko ndax parloo ànd ak Macky Sall. bëgg a xañ jeunes yi nga xamante ne bii les primo votants yi juddoo Thiès war a voté fii ci biir Thiès wala waru taxu ñëw voté fii ci biir Thiès ñu bëgg leen a xañ am certificat de résidence yi tax ñu mën a ñoom taxaw yëkkati seen carte ne citoyen la am naa carte bu ñuy tànn damay tànn comme ñëpp. loolu mën naa nekk waaye bu fekkee nekk loolu moo nekk loolu tayeef la dañuy jàpp ni kon dafay politique politicienne. waaw loolu lépp lu ci mënti am nag ñu wax ni décision bi mu jël amul benn motivation maanaam moom indiwul benn lay parce que dañoo wax ni. yow autorité publique bépp décision boo mënti jël war nga ko indi lay gi wax ni lii fii la tegu mooy motivation en droit jaxewul benn motivation binduñu ko fenn publié wuñu ko fenn maanaam xañ nañ citoyens yi ci coobarey monsieur le maire wala ci ñàkk xamu monsieur le maire. loolu nag muy li nga xamante ni bii mooy li ñu jaaxal li ñu ci wax nag mooy ñaar ñi ko waraloon lii la période Covid la wala dafa am lu ñuy réflexionné bu fekkee ni Covid la dañuy sampaat laaj. lan moo tax monsieur le maire ci première vague Covid bi état d'urgence di am tëjuñu woon service public bi deuxième vague lu tax tëjuñu service public maire bi moom mi woo presse pour ubbi benn canal bu mu ndox muy jaar bu ko mënee taxaw sant ci yàlla waroon naa mën bu fekkee ni li dafa am mu yëgal askanu citoyen parce que bu fa mënee moom ñu tudde ko maire citoyen yi ñoo ko boteel ñoo ko fa teg mu wax citoyen ne leen lii moo tax ma def lii def ko beneen bi mooy wax nañ ñu ni dafa am réflexion ñu fay def. waaye ñu ñëpp xam nañu ni impôt yi bii ci Thiès bi ñu koy defaraat dañoo délocaliser woon délocalisation am na maire bi duñu mën ni amul benn 4 mètres carrés boo xam ne nit mu doon fa mën a toog ak bureau di délivrer ay certificat de résidence kooku moom kenn mënuñu ko jox ci lay maanaam délocalisation wala ubbi fu nit toog di délivrer ay certificat kenn mënuñoo wax ne ci dëkk bi ci biir Thiès gi yëpp amul bërëb bu ñu ko mën a defee. kon lii mooy njaaxle yi ñu am ñu ne ci nag lii lépp bu dajee dafa mel ni sot loola bu ñu jël pouvoir bi indi loi am nañu 45 jours moom mu indi 15 jours ne dinaa ko xañ Thiès waaye 30 jours kese ngeen di dese pour mën a am lii mu doon jaaxle boo xam te ni bii jël nañ ko yóbbu nañ ko moom boole ji nañ ko ak monsieur le sous-préfet ndax monsieur le préfet ndax préfet mooy kilifaam moo fi représenté état donc dem nañ ci préfet xamal nañ ko suñuy constatation wax nañ ko li ci nekk dégg nañ ne nag tey assuré na service minimum waaye du tere ñun ñu wax ne li mu def wérul jaarul yoon xañ na ay citoyens pendant 10 jours ñu mën a inscrire li ñuy demandé mooy le 8 bee di ñëw bu ñëpp di tëj nañ xam ne Thiès am na ñoo xam dañoo xëyoon di dox ñu xañ leen ko bëgg leen a dajale ñu dajaloo toog di rang ci contexte Covid nañ ñu mayaat suñu 10 jours ñu yokk ko ci période bi comme ça citoyens yi bëgg a voté yi bëgg a inscrire am seen certificat de résidence inscrire ñu mën leen ko ubbil loolu nag ñu ngi koy wax préfet di ko ñaan parce que moom maire def na li muy def jur na njombe yi muy jur lii mooy solution bi ñu ciy proposé beneen bi nag kooku code des collectivités locales moo ko doon indi mooy le pouvoir de substitution bi nga xam ne bii ki nga xam ne moo fi teewal état am na pour jël ko ci décision yoo xam ni maire da koy jël méngoowul ak yoon baaxul bu ko defee mise en demeure maanaam bu ko defee ne ko artu bu ko artoo ba pare te jëfewu ko am na droit moom teggi ko wut possibilité boo xam ne dinañ maire permettre nit ñi ñu dem wuti seen i certificat de résidence loolu tamit ñun ña ngi koy invoqué di wax ni lii bu fekkee ne day wëy ñi ngi wax préfet ne ko
yoon may na ko mu jël son pouvoir de substitution na jël pouvoir de substitution bi nga xam ni code des collectivités locales moo ko may